kenn ku ci nekk mën a jariñu ci digganteem ak boromam mën a jariñu ci digganteem ak ay mbokkam su ko defee alhamdulilahi rabbil alamin dafa am poñ boo xamante ni fa tabarakallahu mbokk yi ñooñu ñaan ngir ñu bokk ko ak yéen waxtaane ko ngir kenn ku ci nekk mën cee jariñu mooy fa tabarakallahu mooy nit doomu aadama feek amul stabilité ci xelam amul stabilité ci xolam amul tranquillité na lu bari du ko mën a def dem na ba ci julli ci boppam sax bokk na ci tabarakallahu farataya li ñuy wax al i'tidaalu wa tumaninatu te yooyu yëpp nag dafay jóge yaram a koy def léeg-léeg waaye nag day déparé ci xel waaw tabarakallahu yeneen yi ci des yëpp tamit yooyu du ci ñàkkee musiba dafay am su ko defee alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi tey jii ñu war a waxtaane loo xamante ni dafa bari ci àdduna dafa lëmbe àdduna fa tabarakallahu mooy stress ñu koy wax souci problème jaxase dégg nga boobu tëju loolu dafa bokk ci gën a yëngal àdduna su ko defee dinañ ko étudier ci ay facette yenn ngir kenn ku ci nekk mën cee jariñu li ñuy njëkk a wax mooy kenn ku ci nekk li sunu mbokk ivoiriens yi di wax on n'a pas les mêmes problèmes kenn ku ci nekk ci ñun am na loo xamante ni mooy njàqareem waaw am na loo xamante ni mooy njàqareem kenn ku ci nekk tamit am nga sa njàqare bopp am na lu lay tiital am na lu lay ragalloo am na lu lay jooyloo am na lu loo xamante ni du ñëwee sa xel sa fit rëcc kenn ku nekk ak la lay sa njàqare waaye tey jii ñun li ñu intéressé mooy ab jullit ban taxawaay la wam ci digganteem ak li ñuy wax njàqare li ñuy wax stress li ñuy wax angoisse li ñuy wax mélancolie li ñuy wax tristesse yooyu yëpp ñoo bokk benn champ lexical fa tabarakallahu ndax li tax ñuy wax loolu mooy ñun yàlla daf ñoo dimbali ñu ànd ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam okay sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nag moo ñu jox solution ci bépp problème bu ñu mënte am ci sunu àdduna ba joxaale ñu ay solution ci problème mu àllaaxira sallallahu alayhi wa sallam loolu ñëpp xam nañ ko nga xamante ni lépp mooy saafara feebari nabiyun shafa adwa ana bi dawaihi sallallahu alayhi wa sallam moo saafara sunu feebar yëpp ci saafaraam gi sallallahu alayhi wa sallam mooy tibbul qulubi wa dawaiha wa dawauha tibbul qulubi wa dawauha sallallahu alayhi wa sallam mooy saafara xol yëpp yi feebar ak xel yi jaxasoo sallallahu alayhi wa sallam loolu il faut que ñu xam ko su ko defee nag loolu li tax may leeral loolu mooy damay bañ ñu dugg ci piège yu tubaab yi ndax y a des scientifiques qui me suivent am na ay gëstukat ñu nekk en ligne di ma déglu xam nañ li may wax bu baax c'est-à-dire que souvent gis nga impérialistes yi capitalistes yi mercantilistes yi dégg nga lobbyistes yi ak pouvoiristes yu àdduna bi milliardaires yu àdduna bi ñoom ci seen bopp souvent ñooy créer li ma benn mbokk mu baax waxoon ne ma sëñ Mor ñun souvent on se crée des besoins yoo xamante ni soxlawuñu ko c'est pas des besoins nécessaires c'est nous qui créons ces besoins là waaw kii tamit wutkatu xaalis yi naxekat yi c'est les exploitants yi ñi nga xamante ni fuñ toll li ñu bëgg mooy di puiser ak di pomper ak di phagocyter alalu pauvre yi ñoom fu ñu toll ñooy créer nit ñi ay besoins waaw dañuy créer ay besoins te besoins yooyu duñ ko xësee ba créer da ngay nekk une sorte de il y a une sorte de dépendance de mongook da ngay mujj sax genre da ngay mujj accro ci loolu te fekk ne yow am na keneen koo xamante ni moo ngi dund
dund na 50 ans 100 ans te soxlawul loolu, il n'a pas besoin de ça pour vivre. mais ñun dañuy créer loolu ba noppi daal ñuy teg dans les conditions yoo xamante ni dootuñ ko mën a ñàkk a jëfandikoo. day mel ni nit koo xamante ni tey jii dafa dund ci àll bi ba am par exemple 20 ans 22 ans mais mu ngi dund gu normal am, mais su ñëwee ci taax yi su fa defee 1 an c'est fini, dootul mën a dëkkati ci àll ba. pourquoi? parce que mos na yoo xamante ni jàpp na ni fekk amatu ko dootul dund. gis nga ni mu amee ci côté yére yi ñuy sol, lekk yi ñuy lekk, naan yi ñuy naan ak yu bëree bëri ba am ay feebar yu muy joxe. am na ñu ñuy wooyee des acheteurs compulsifs. feebar la comme ni diabète di feebar, di cancer di feebar. am na ñoo xamante ni feebaru njënd lañu am, feebaru njënd. on les appelle des acheteurs compulsifs. loolu ñëpp xam nañ ko te lu yëngal àdduna la fa tabarakallahu. donc ñooy dañuy créer ay besoins. xaw ma ban mbokk moom ko doon wax fan yee ci ginnaaw. donc noonu la ñuy créer ay besoins tamit noonu la ñuy créer ay maladies. noonu la ñuy créer ay maladies. scientifique yaa ngi di ma déglu, gëstukat yaa ngi di ma déglu, borom xam-xam yaa ngi ànd ak man, xam nañ li may wax bu baax. y a beaucoup de maladies yoo xamante ni ñoom laboratoire yu mag yi, jaaykatu garab yu mag yi, dégg nga industrie yu mag yi, borom xaalis yu mag yi ñoo ko créer pour pouvoir vendre leurs médicaments à côté. loolu il faut que ñu xam ko, parce que feebar bu génn il faut que garab am te garab ga duñ ko gisee, il faut que nit ñi jënd ji ko. loolu point bu am solo la. maa ngi ñaan mbokk yi, ndax am na ay mbokk yu bari yu suivre te dégguñu français. Haj Racine, Haj Ndiogu, Mouhamadou Loum, dégg nga Haj Sambatal Sène, yéen ñi nga xamante ni ñëpp yéen a ngi suivre ànd ak man fa tabarakallah. maa ngi leen di ñaan kenn ku ci nekk di góorgóorlu ci ñuy bind commentaire. am na ñuy suivre ci biir, xam naa leen bu baax, dégguñu wolof te ñoo ngi barkelu. bien que incha allah du ma demee tuuti dinaa ko résumer ci français, ndax ñoom ñoo ngi en ligne ànd ak ñun tabarakallahu te li ñuy wax intéressé na leen mais dégguñu wolof, bien que résumé dina am après. donc loolu kon dañuy créer ay maladies. man nag dama jàpp ne maladie bi nga xamante ni, déglu leen bu baax li may wax, maladie yi ni créé yëpp dangereuse nañu, mais maladie bi gën a graaw ñu créé ko mooy stress. ñoom ñoo ko créé stress, ñoo ko créé ba noppi à côté ñu créé Doliprane, ñu créé xawma lan dem ba créé ay antidépresseurs, dem ba créer ay garab yuy nelawloo. loolu ñoom ñoo ko créé, mais amul woon ci àdduna yooyu amul. le terme stress daanaka léegi lañ ko commencé di ko galvauder, di ko utiliser, mais bu njëkk loolu amul woon. nit ñi dañ naan damaa sonn, fatiguement général la ñuy wax te xaw ma sax loolu ban français la, yooyu lañ daan wax, ak damaa tooy, mais dama stressé. loolu bokkul woon ci sunu vocabulaire. pourquoi? parce que jullit du stressé. loolu mooy réponse bi. xoolal ci wàllu lekk sax, ci wàllu lekk xoolal gaa yi liggéey bi ñuy liggéey, dañuy lekkloo ay nu mu tuddati, ay wings, ay hamburger, lekkloo ñu dégg nga ay kebab, lekkloo ñu ay lekk yu gras yoo xamante ni ku ko lekk une semaine mais da ngay jël 10 kilos. ñooñu koy jëndloo de, parce que xam nañ li nit ñi seeni gu, xam nañ li ñu bëgg. wutal ñu ay boissons yoo xamante ni lépp sucre la, donc diabète day feeñ, hypertension feeñ, dégg nga bu dee poids bi nga am surpoids, doo amee surpoids léegi ñu ne la léegi am na benn entreprise bu ubbi fee, ñoom dafa am ay doom yoo xamante ni duñ la ko joxee, doo ko naanee da ngay wàññeeku. am na ay cure yoo xamante ni soo ko defee da ngay wàññeeku. am na ay opération yoo xamante ni day wàññi sa yaram. xaw ma lan gis nga. ñooy créer lekk gi nga xamante ni mooy indi feebar yi, ba noppi feebar yi suñ taxawee ñu créer ci seen wet ay centre ak ay cabinet ay xawma lan ak lan, di lekkat xaalis, di lekk xaalis fii ci lekk gi, di lekkat xaalis encore ci paj mi. donc loolu duñ ko comprendre rek daanaka waxtaan wi day taaju, day neex, day leer. di ngeen comprendre li ma bëgg wax pour ñu xam ni ab piège la boo xamante ni Occident ak capitalistes yi, mercantilistes yi, wutkatu xaalis yi ñooñu dugal, ak grande industrie yi ñooñu dugal ci musiba yooyu. waaw, ndax yooyu yëpp ñun soxlawuñu ko woon. donc bala may dem sax di ngeen ma may mbokk yi léegi rapidement ma
ma def benn remarque bu doy waar bëgg naa na ko ñëpp binde du ko kenn binde tamit na ko keneen bindaat na ngeen ko déglu bu baax ci ginnaaw fan yee ci ginnaaw matul ñaari semaine matu ko dégg ngeen ñu ne douane bu Kaolack jàpp nañu ab benn cargaison wu médicament biñ ko évaluer moo ngi ci 1,3 milliard yéen ñëpp dégg ngeen histoire bi dégg ngeen information bi mais li gën a garaaw bu nekkoon sax ay garab yu baax la mu tane mais lépp ay médicament yu bon la 1,3 milliard de médicaments yoo xamante ni benn médicament baaxu ca dégg nga loolu lu garaaw la médicament yooyu moom la ñu naroon a jël sànni ko ci marché Sénégal bi sunu mbokk yi di ko naan di ami feebar di ami musiba nit ñi dee te kenn du xam lu koy expliquer léegi nag man gis nga jàpp boobu ñu jàpp maa ngi dégg ñu naan dañuy féliciter xaw ma lan ñu jàpp cargaison bi xaw ma commandant diw xaw man leen d'accord c'est important ils ont arrêté vraiment un cortège de décès et de fin de vie yu bëri yoo xamante ni peut-être wàññi nañ doole ji waaye man question bi ma posé dafa am benn année ñu féliciter le ministre de l'intérieur de l'époque yaakaar naa boobu Ousmane Ngom la mu jàppoon ci pooru Dakar su leen neex ngeen dugg ci internet man ngeen a gëstu li may wax nii mu jàppoon benn ay conteneurs yoo xamante ni lépp drogue la ñu bëggoon ko jaarale Sénégal pour mu war a tasaaroo ci àdduna bi parce que Sénégal mooy pays bi gën a occidental ci Afrique donc ndax ni mu mel ak Océan Atlantique port beeg ak yi ci nekk yooyu yëpp xam ngeen ko mbokk yi mbokk yi qu'est-ce qui s'est passé gars yi di féliciter le ministre de l'Intérieur pour le travail des services xaw ma lan ak lan man leen d'accord il faut le féliciter il faut féliciter nos forces de sécurité et de défense c'est important mais aussi il faut se poser les bonnes questions xam nga tey jàpp nañu léegi ma ne waa léegi ana li ñu jàppul question bu garaaw laa leen posé dan ne jàpp nañ ko tey jàpp nañ leen tey jàpp nañu ñaari conteneuru yamba waa léegi ma ne ana li ñu jàppul li ñu jàpp dañ cee dal information service secret yi mais tout am na loo xamante ni dañuy wax ci li ñuy wax ci français ça passe entre les mailles du filet c'est automatique mbokk yi loolu lu jara bàyyi xel la lii tamit médicament yii ñu jàpp bërki démb ñu bëgg ci tàccu man leen médicament yi lañ jàpp mais ana médicament yin jàppul yaakaar naa mbokk yi question bi ma posé war ngeen koo dégg médicament yi ñu jàppul anamu médicament yi ñu jàppul anamu question boobu laay posé man yamba ji ñu jàpp d'accord on applaudit mais yamba ji ñu jàppul anamu te pourtant médicament yi ba tey ñoo ngay jaay médicament bu jaarul yoon ba tey ji yamba jaa ngay dox kon ba tey affaire yaa ngay jàll donc question boobu man moom lay posé ñëpp ci yamba ji moom lay posé ci drogue bi moom lay posé ci médicament yi moom lay posé ci leneen lu ñu jàpp def ko muy kii nu mu tuddati xaw ma nu ñu koy waxee butin de guerre daal di taxaw presse bi taxaw ñu naan ne lieutenant diw commandant diw ñoo jàpp nangam poste de nangam moo jàpp nangam waaye léegi ma ne ana liñ jàppul man maa laaj loolu maa ne ana li ñu jàppul anamu li ñu jàppul moo gën a graaw moo gën a bari moo gën a dangereux waaw donc am na yeneen sax yuñ ci xam mais loolu du waxtaan wi tey dañoo bëgg a ñëw indi wax ne lii ñuy wax feebar yu bari ñoom ñoo ko créé waaw donc du nekkoon sujet bi dinaa expliquer ndax yooyu gëstu nañ ci lu bari beaucoup de pathologies dans le monde ñoom ñoo ko créé pour vendre leurs médicaments te loolu yéen ñi may déglu xam ngeen li may wax keroog fii ñoo ngi discuter ak soxna si lu ñu doon wax affaire guerre yi ñu ciy waxtaan ma ne ko mais guerre yi il faut que mu am parce que guerre du amul
mais ñoom ñii les producteurs d'armes les grands producteurs d'armes seen armes yi fan lañ koy jaayee est-ce que dégg ngeen question bi may poser il faut guerre am mbokk yi dafa mel ni gaskatub néew su nit ñi deewatul woon lu muy liggéeyati su nit ñi deewatul gaskatu néew suulkatu néew lu muy ban njariñ la amati ci kaw suuf dootul day bàyyi liggéey boobu beaucoup de d'emploi tey ji tëb na pourquoi parce que soxlaatul leen yooyu existé tul c'est des emplois qui sont morts hein kon li ma bëgg a wax foofu dama ne guerre du amul conflit du amul xuloo du amul defante du amul mais ban njariñ la armée yi di am te armée yi ils investissent des milliards et des milliers et des milliards pour produire leurs armes il faut qu'ils écoulent leurs armes te souvent les plus grands producteurs d'armes c'est des candidats au présidentiel ay vice-président la ñuy doon ci pays ay politiciens la ñuy doon yu mag donc ñooñu ils ont la capacité de créer des conflits pour écouler leurs armes moo tax gis nga Amérique si ñi dàq produire arme ci monde bi ci la bokk France c'est la même chose la Russie c'est la même chose et beaucoup d'autres pays ak yeneen armes yu bees yi les armes comment on les appelle smart weapons les armes intelligentes les drones ak yeneen yëpp la mangok les cyberguerriers nga xamante ni ils ont des grades des récompenses militaires et ils n'ont pas bougé de leur chambre parce qu'ils font tout de leur base je veux dire parce que ils font tout avec leur ordinateur ils exécutent ils attaquent ils défendent de par leur ordinateur ils n'ont jamais tiré d'arme ils n'ont jamais utilisé une arme ne serait-ce qu'un PA qu'un pistolet automatique musuñu ko utiliser mais ils tuent avec leur ordinateur donc il faut faire très attention les mbir yi gën na profond gën na sérieux ni ko gars yi bëgg a jàppee donc il faut faire très 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 attention donc nañ dellu si waat tuuti ñu daal di waaxu dem ci li ñu tax a jóg donc ñooy créer les maladies pour écouler leurs médicaments ñooy créer la nouvelle bouffe la malbouffe pour vendre la perte de poids mon gok loolu moo dofloo jigéen ñi moo dofloo ñu bari d'accord ñooy créer les conflits pour écouler leurs armes mais aussi ñooy créer lu mel ni stress pour jaay Doliprane man Doliprane moom laa wax ma ne ko sawaay ak ñoom Lexomil ak ñoom antidépresseurs yi ngeen di xam yépp ñoo créé stress ñooy wax nit ñi stress dafa am xawma lan ak xawma ba fexe nit ñi gëm ko nit lu mu gëm da koy gaañ yàlla seede na lool parce que conscience dafa am doole ci doomu aadama waaw yàlla seede na lool waaw yàlla seede moo tax daal yàlla ñu yàlla dimbali waaw am na ay vie yu bari mongoog daal kenn mënta wax lépp daal waaw nit day feebar peut-être dara jotu ko sax nga ne ko nangam wax ko loo xamante ni daf koy rey y a beaucoup de gens qui sont morts te waruñu woon dee pourquoi parce que dañ leen wax dañ leen liggéey ñu gëm dañ leen liggéey jeex na ci loolu la ñuy toog di souffrir ba sedd guy ba dee ak yeneen yu kenn mënta expliquer donc il faut que nit ñi dellu siwaat bu baax donc stress ngoog ab jullit dafa am ay antidépresseur am naturel anti-stress am naturel yoo xamante ni du jaaree fa mu war a jaar yàlla da koy dimbali ci àddunaam da koy dimbali ci àllaaxiraam yàlla nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp yàlla nañu yàlla boole suturaal ñun ñëpp su ko defee yëf yaa ngoog je crois que li may wax moo ngi bëgg a leer léegi nañu dem bala maa sori maa ngi leen di fàttali ni bu subaa incha allah dinañ am participation bu am solo bu Cheikh Mouhammad Abbas Sall Abbas Moustapha Abbas Sall okay Abbas Moustapha Abbas Sall Abbas bu sëñ Moustapha Sall bu sëñ Abbas Sall
kon maamam lañ ko tuddee incha allah bu subaa dina def intervention bu am solo pour participer ci ziara saison ziara bi ñu war a def donc lii tey jii nii am na leneen lu ma waroon waxtaane mooy réfuter et étudier et réfuter les thèses de Stephen Hawking bi nga xamante ni mooy astrophysicien bu mag boobu nga xamante ni fi ne ni ku bari taalibe la ci àdduna te mu mujj di wax sax ne yàlla amul Dieu ne peut pas exister ak yu demee noonu di expliquer donc moom la ñu war a étudier ay mbiram pour yee ci njaboot gi bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla nañu yàlla boole dimbali bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam su ko defee mbokk yi ñu ñëw ci Seydina Ali ibnu Abi Talibin karamallahu wajhahu même mi nga xamante ni kenn du ko présenté ci islam ñépp a ko xam mooy boroom këru Fatimatu Zahra Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu moom kenn du ko présenté histoire am lu baree nga ca mbir yu baree nga ca maa ngi ñëw ci li ñu tax a jóg tey incha allahu tabaraka wa taala Seydina Ali il est très respecté dans le monde musulman. Pourquoi? Parce que c'est l'un des plus grands savants de la Oumma et de toutes les époques. Deuxièmement, Seydina Ali dafa répondre à des questions yoo xamante ni kenn mus cee tontu xam nga bis maa ngi koy waxtaane fii ci xadra bi man leen soo leen gisee mag ñi bàyyi fi ñëpp dem toppi Maulana Cheikh Ahmed Tijani parce que Maulana Cheikh Tijani dafa répondre ay questions yoo xamante ni am na ay centaines d'années questions yaa ngi tëdd kenn ñemoo koo tontu te jamono da koy laaj chaque weer chaque année chaque fukki at chaque téeméeri at dañ koy laaj moom ñu gis question yi gars yi dawoon yëpp mu jël ko teg ko sur la table répondre ko réponse boo xamante ni kenn mënu cee teg benn xaraf kon ñu xam ni kii am na leen lu mu am lu dul xam-xamu fiq yi jullee ko war a génne azaka ak dem Makka xam-xam yooyu am na beneen xam-xam bu mu am moo tax ñëpp daal dem sukk ci kanamam waaye imaamu Ali tamit soo gisee ñu fonk ko mooy cër bi ko yàlla defal ci biir islam am na lu bari ci diine moo ko leeral yéen ñëpp dégg ngeen ci histoire yi digganteem ak Seydina Aboubacar Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Ousmane ibn Affan Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak léeg-léeg ni mu daan lijjantee kaa yi comme waajoo ñëwoon wax ne man dama bañ dëgg dama am naa lu yàlla amul dama bañ dëgg dégg nga damay fekke lu ma damay xam lu ma fekkewul moo nga wax loo xamante ni ca saasi ils ont voulu le tuer ils ont voulu rey ko parce que kooku li mu wax ñoom dañ ne lii nit waru ko wax bi ñu demee ba yëfee jaxasoo ñu ne wooleel Seydina Ali daal di ñëw il a résolu l'équation en une seconde rapidement ne leen waaw dëgg la dafa bañ dëgg mooy dee daf ko bañ dégg nga ne dafay am na lu yàlla amul dëgg la yàlla amul doom dégg nga yooyu la daal moom façon xam-xam yu xóot yooyu moom la yor donc loolu sax tey daf ñoo taxut a jóg mais incha allah du ñàkk beneen yoon ñu ñëwaat ci tey li ma tax a jóg mooy dañ ko posé ci façon xam-xam yi may junj nii yu garaaw yi dafa am dañoo ñëw ne ko Seydina Ali wax ñu lan mooy armée yàlla bi gën a rëy ci kaw suuf ashaddu jundillahi tabaraka wa taala lan mooy armée yàlla soldat yàlla doole yàlla yi gën a rëy ci kaw suuf yan la waaw Seydina Ali moom la ñu laaj ne ko yan mooy doole yàlla dégg nga yi gën a rëy ci kaw suuf ak seen degré kenn ku ci nekk ci ñoom ci yooyu seen degré yan la fa tabarakallahu mu wax ne armée yàlla yi doole yàlla yi soldat yàlla yi moo gën a baax sax ashaddu junudillahi tabaraka wa taala mu ne soldat yàlla yi yi ci gën a am doole ñeena mooy yi ñu ne ko wax ñu Seydina Ali nañu bismillah haj mbokk yi kon ñu noté Seydina Ali ne bi ci gën a rëy nee na moom mooy montagne yi parce que doomu aadama yi bokk na yi leen gën a jaaxal ci kaw suuf mooy montagne nag defoon naa ci waxtaan ba pare montagne defoon naa ci waxtaan na ngeen ko xool
xaaj Njoogu dina ko retrouver defoon naa ci waxtaan ba expliquer ci ay affaires yu garaaw a garaaw a garaaw moom montagne waaw donc defoon naa ci waxtaan ba pare donc mu ne armée yàlla bi gën a soldat yàlla yi ëpp doole ci kaw suuf nee na mooy montagne yi parce que montagne yi yàlla moo wax ne wal jibaala awtaadan wa taxsibuha jaamidatan wa hiya tamurru marra saxaab yooyu yëpp yàlla wax na ko ci montagne law anzalna hada al qur'ana ala jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an min xashyatillah bien que montagne yi muy wax yooyu yeneeni montagne la waaw parce que montagne yi da ngay jàng alquran te ñoo ngi toog nii di la xool montagne yii ñuy junj nag ci biir suratul xashr yi ci law anzalna yooyu montagne yooyu di vibrer ak di yëngatu ngir tur yàlla yooyu yeneen montagne la gaa yi yàlla yi góor yàlla yi ñoom xam nañ fa mu nekk te duñu tuddee yàlla dinañ gis montagne yooyu di jaayu ak di yuuxu ngir tur yàlla bi waaw montagne yooyu ñoo daan ànd ak Seydina Daawuda di tudd yàlla loolu beneen waxtaan la ngo kon montagne yi mooy li ëpp doole ci soldat yàlla yi ci kaw suuf jàpp leen benn ngoog ñu ne ko waaw montagne yi ndax am na lu ko ëpp doole déglu leen bu baax li may wax parce que gis nga ñun li tax may indi waxtaan yi mooy léeg-léeg gàmmu yi ak firi yi ak waxtaan yi ak nettali yi dafay dem ba dafay altérer suñu information loolu dafa am ci islam bi am ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci tariqa bi li may wax lu ma xam la am na ci histoire yu bari xam nga histoire léeg-léeg nit ki ni mu ko comprendre la koy expliquer mbooloo mi dégg ngeen li may bëgg a wax ni mu ko déggee moom noonu la koy expliquer mbooloo mi est-ce que moom ni mu ko déggee noonu la nekkee ci téere bi est-ce qu'il y a une fidélité dans la transmission de ce message là dooy def sax communication dina la ko jàngal ñun maa ngi fàttaliku ca Maroc sunu benn prof ci wàllu communication dafa ñëw ci catu classe bi mu wax benn phrase benn étudiant ne ko déy ko sa moromu étudiant ñu koy déyante ba mu egsiwaat ci kanamu prof bi mais bizarrement phrase initiale bi prof bi waxoon avant classe bi di jeex nous étions une vingtaine 25 yooyu comme ça avant classe bi di jeex mais kenn ku ci nekk am na yeneeni mots yu muy wax yeneeni phrase yu muy wax yoo xamante ni amul benn relation ak li prof bi waxoon initialement qu'est-ce que je veux dire par là donc léeg-léeg information yi dañ koy altérer li ma leen di wax ni di ngeen dégg léeg-léeg ay firikat ak ay waxkat di ko indi mel ni ñoom ñoo ko xalaat wala ñoo ko wax fekk du seen wax dañ koy exploiter comme si ci ñoom la jóge te loolu du honnêteté intellectuelle wax ji ma lay wax ni doo leen ko dégloo di ngeen dégg ñeneen ñu ko wax mais duñ koy wax dañ naan benn mag lañ dégg mu wax ko wala xawma lan dama ko kii sama nijaay ko waxoon déedéet lii waxu Seydina Ali ibnu Abi Talib la te noonu la baree ci islam bi surtout nag histoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg nga dégg xorom gars yi di ci xorom yoo xamante ni yow doo liiree téere bi origine ba téere original ba da nga naan sawaa ji kat vraiment ku bari jumbo la ku bari kimashi la waaw yim ci boole yëpp bokk ci waaw léeg-léeg nga dégg histoire wu Maulana Cheikh Tijani radiyallahu anhu soo demee ci téere ba mu nekk original ba doo ko liiree di nga xam ne ki ko nettali ci télé bi wala ci rajo bi mais xorom na ko te loolu wóorul loolu day yàq xam-xam fidélité dafa am solo ci xam-xam parce que sinon njaboot gi dañuy dégg wax yooyu yóbbu ko su ko defee dañ naan loolu kat lu wér la parce que ci oustaz diw laa ko déggee wala sëñ diw mais loolu moo tax loo dégg demal nga liiraat lecture gëstu dafa am solo di documenté wu loolu mooy tax loolu nga dégg dina la dimbali pour nga am une certaine compréhension de l'histoire de la chose de l'idée mais aussi originalité bi c'est très 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 important ñun loolu lu ñuy gaañ la bi ci des tamit na ngeen xam ni waxkat yi firikat yi kenn ku ci nekk yaa ngi waxee ci niveau bi nga am sa niveau ngëm yàlla sa niveau leer sa niveau ragal yàlla et puis li ngay dund aussi bu dee gàmmukat nga ni ngay firee ni ngay waxee histoire yonent bi mënta nekk ak ki nga xamante ni
oustaz la buy jàngale ci ay école arabe ak yooyu mënoo leen bokk ni ngeen koy waxee parce que gàmmukat bi am na lu muy xaar am na lu muy lijjanti bu dee tamit ab suufi la sikkarkat wérdkat jaamukatu yàlla kuy góorgóorlu ci yàlla ak yooyu ni muy expliquer histoire yi mënta bokk ak gàmmukat bi wala oustaz bay jàngale fee mënul bokk déglukatu waxtaankat déglu ko am na ñoom ten dañuy war a déglu waxtaan rek déglukatu waxtaan mënta bokk ni muy nettalee comme ni oustaz bi wala gàmmukat bi wala firikat bi donc nag loolu yëpp li ñu ciy dimbali mooy ñu dellu ci source yi c'est très très important ayo bismillah kon ñu dellu ca lan doon wax loolu parenthèse bu am solo la te léeg-léeg mbokk yi dañ koy sàggane te loolu musiba la day indi léeg-léeg da ngay sax rus da ngay dem ci téere original bi nga liir nga ne ah vraiment ñii li ñuy wax ak li mbir mi ni mu demee xaajul bay jege loolu mais dañ koy xorom wala ñu yokk ci ay affaire wala ñu waxee ko noo xamante ni pour rek impressionner les gens et ça c'est pas scientifique et puis c'est pas très honnête quoi man loolu gërëmuma ko wax dëgg yàlla donc Seydina Aliou nee na soldat yàlla yi ci kaw suuf yi ci ëpp doole mooy montagne yi ñu dem ñu ne ko ndax montagne yi am na lu leen ëpp doole mu ne waaw ñu ne mu Seydina Aliou ne waaw montagne mu ne weñ moo ko ëpp doole ndax montagne fu ko weñ fekk dajji ko ku weddi demal Arabie Saoudite c'est Arabie Saoudite Makkatul Mukarrama Madina ce n'est que des montagnes ay montagnes kese la mais tey jii marque piqueur yaa nga fa montagne bu ñu yoon yi kenn du teggi sooy dox sa yoon di tabax ab tunnel wala ngay tabax ab autoroute wala ngay tabax railway station wala ngay tabax xaw ma lu mu mënti doon mais doo gisee montagne da ngay indi machine yi ñu bët montagne ji dajji ko ay weñ ñoo koy fekk xar ko dajji ko def ci la leen neex romb dem seen yoon kon le Seydina Ali doon wax ca jamonoom ca septième siècle gis nga moo ngi nii weñ fu mu fekk montagne dajji ko loolu leer na ñu ne ko ndax weñ moo ëpp doole kon ci soldat yàlla yi mu ne weñ safara moo ko ëpp doole weñ safara moo ko ëpp doole loolu ñi nekk ci industrie yi nekk ci métallurgie yi nekk ci bijouterie yi nekk ci wàllu mangook usines yu mag yi xam ngeen li may bëgg a wax weñ lu mu fort gars yi dañ koy jël boole kook safara le feu bi def ko ndox maa la ko wax fondre ko wala ñu xar ko dagg ko ñu ne ko waaw ndax safara moom am na lu ko ëpp doole mu ne waaw safara am na soldat bu ko ëpp doole moom mooy ndox safara lu mu am doole du ndox ñëwee rek daal di koy fay loolu jarul ñuy guddal léegi ñu ne ko ndax ndox am na lu ko ëpp doole mu ne waaw ndox li ko ëpp doole moom mooy nuage yi loolu yaakaar naa ñi jàngoon seen leçon CM2 te fàttewuñu ko jàngoon nañ l'évaporation donc ndox fu mu nuage fu mu fekk ndox muucu ko xëcc ko mu ngoog donc ñu ne ko waaw ndax nuage am na lu ko ëpp doole moom mooy niir ci wolof mu ne waaw niir am na lu ko ëpp doole ñu ne ko lu ëpp doole niir mu ne moom mooy ngelaw niir fu mu mënti nekk ngelaw moo koy jël dajale kook niir bu góor bi lay puus ngelaw mooy puus niir bu góor bi puus niir bu jigéen bi ñu daje daal di mujj daal di sotteeku di ndox wàccaat di ndox ma ngoog ñu ne ko waaw ndax ngelaw moom am na ci soldat yàlla yi bu ko ëpp doole mu ne waaw mu ne ngelaw doomu aadama moo ko ëpp doole ngelaw lu mu foor doo jëlee sa morceau rek takk sa bopp rek daal di mën a dem sa yoon soo muuroo rek daal di mën a waaxu dem sa yoon ngelaw mënul yóbbu doomu aadama ñu ne ko waaw mu ne waaw ndax ci soldat yàlla yi ci kaw suuf Seydina Ali la ñuy laaj ba tey mooy tontu de déglu leen bu baax li may wax ñu ne ko ndax ci soldat yàlla yi am na bu ci ëpp doole doomu aadama mu ne waaw doomu aadama am na lu ko ëpp doole ñu ne ko lan la mu ne mooy mandi l'état d'ébriété moom ku mandi daal ku mandi mooy mandi naan ba mandi naan lem ba mandi drogué wu ba mandi mu ne mandi moo ëpp doole doomu aadama lu mu foor su mandi ñëwee rek tëral ko waaw def loo ko lu mu bëgg te def wax loo ko lu mu bëgg te wax dem loo ko fu mu bëgg te dem ñàkkal ko kersa ci koo xamante ni musu koo siggi xool ko waaw loolu mandi rek moo ko mën kon nee na mandi moo ëpp doole mooy soldat bi ëpp doole doomu aadama ñu ne ko waaw ndax mandi moom
am na lu ko ëpp doole ñu ne ko ndax Seydina Alioune la ñuy laaj ba tey ndax am na mandi lu ko ëpp doole mu ne waaw mandi am na lu ko ëpp doole mu ne mooy nelaw nit lu mu mandi su nelawee rek jeex na su nelawee rek jeex na déconnage yeeg coow yeeg saaga yeeg perturbation yeeg bruit bi yëpp su nelaw yi di dikk rek nga danga naan kii du moom te du yeewoo rek nga xam ni mande ko jàppoon kon nelaw nee na nelaw moo ëpp doole mandi waaw kay léegi nag fukkeel bi lay indi ñu ne ko Seydina Alioune ndax nelaw am na lu ko ëpp doole Seydina Alioune daal di ne waaw nelaw am na lu ko ëpp doole ñu ne ko lan la mu ne moom mooy souci waaw am na benn mbokk mu baax sama turandoo la jaxaaw la dëkk sëñ Mortala Diop waaw daraan ñu foofu naan sëñ Mor ay sëñ Mor ñaanal ma ci souci ñaanal ma man souci rek laa bañ souci baaxul sëñ Njëgën waaw sama waaju baax la ndeysaan waaju bëgg nit yàlla yi waaw waaju bëgg nit yàlla yi ko sell te set Mortala Diop moo ngi dëkk jaxaaw ndeysaan daan ñëw naan sëñ Mor ñaanal ma ci souci man souci rek laa bañ waaw souci rek laa bañ waaw mu nga kon fukk yaa ngoog mbokk yi ndax loo nelaw am na appel boo xamante ni su dikkee wala numéro boo xamante ni doo ko gisee sa waay say nelaw jeex na am na loo gëmmentu am na convocation yoo xamante ni soo ko amee say nelaw jeex na am na problème yoo xamante ni soo ko déggee même bu dul ci yow nga dégg ko ci beneen mbindeef xam nga ni say nelaw jeex na kon fukk yaa ngi nii lii Seydina Alioune ibnu Abi Talibin moo ko wax waaw loolu il faut que ñu bàyyi ko xel bu baax di delloo mbiri ca seen originalité gis nga yéen sax loolu sax avant sax ñuy dem université mais ca ba ñuy jàng rek ay troisième ay terminal lu la daan wax ñu ne la soo waree citer ab boroom xam-xam mais ouvre les guillemets nga wax li mu wax de manière fidèle te soo paree bu dee livre la nga souligner ko wax ni ci ouvrage sàngam nga ko jëlee loolu yëpp ñoo ngi lay jàngal honnêteté intellectuelle ñu ne lu prof bi daan conseillé soo demee ba mu wóor leen le ni ko prof bi waxee déedéet ni ko bindkat bi waxee xalaatkat bi ni mu ko waxee mënoo koo wax jëlal idée yi rek nga bind ko sans ouvrir les guillemets loolu c'est important loolu c'est très 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 important donc moo tax léeg-léeg il faut ñuy bàyyi xel cette rigueur qu'on doit avoir entre l'esprit et la lettre c'est très important yal nañu yàlla boole dimbali kon mbokk yi fukk yaa ngoog ñu delluwaat ginnaaw ñëwaat dañoo laaj Seydina Alioune ibnu Abi Talibin ne ko lan mooy soldat yàlla yi gën a am doole ci kaw suuf mu ne bi ci njëkk moom mooy montagne ñu ne ko ndax montagne am na lu ko ëpp doole mu ne waaw montagne weñ a ko ëpp doole ñu ne ko ndax weñ am na lu ko ëpp doole mu ne waaw safara moo ëpp doole weñ ndax fu mu fekk weñ def ko ndox dégg nga ñu ne ko ndax safara am na lu ko ëpp doole mu ne ndox moo ko ëpp doole ndax fu mu fekk safara fay ko ñu ne ko ndax ndox am na lu ko ëpp doole mu ne waaw niir yi ñoo ëpp doole ndox ndax fu mu ko fekk manque ko xëcc ko moom la ñuy wax évaporation ñu ne ko ndax niir yi am na lu ko ëpp doole mu ne waaw ngelaw moo ko ëpp doole ndax ngelaw fu mu fekk niir yi dajale leen sottiwaat leen defaat leen ndox ñu ne ko waaw ndax ngelaw am na lu ko ëpp doole mu ne waaw doomu aadama moo ëpp doole ndax nag ngelaw mënulul doomu aadama dara ñu ne ko ndax doomu aadama am na lu ko ëpp doole mu ne mandi moo ëpp doole doomu aadama nit du mandee jeex na dootul nekk doomu aadama day nekk ku nit ku faible ñu ne ko ndax mandi am na lu ko ëpp doole mu ne nelaw moo ëpp doole mandi ndax nit lu mu mandi su nelawee rek jeex na ñu ne ko ndax nelaw am na lu ko ëpp doole mu ne waaw njàqare tiis souci moo ëpp doole lii di nelaw kon loolu leer na yal nañu yàlla boole dimbali su ko defee nag léegi ñu dem ci beneen pàcc waxtaan wi mooy njàqare bii nga xamante ni moom la Seydina Alioune ibnu Abi Talibin wax ne mooy soldat yàlla bi gën a rëy ci soldat yàlla yi nga xamante ni bàyyiwul wëliyu bàyyiwul borom xam-xam bàyyiwul borom doole bàyyiwul borom cër bàyyiwul président bàyyiwul ministre bàyyiwul scientifique bàyyiwul ki nekk 25e dan bàyyiwul njàqare xajul ci kenn mélancolie xajul ci kenn tristesse xajul ci kenn angoisse xajul ci kenn yàlla nañu yàlla musal ci souci comme ni ko sëñ Mortala Diop daan waxee sëñ Mor man souci rek laa ragal wallahi man souci fu muy yendu du ma fa yendu yaa ngay fàttaliku de souci
fu mu toog duma fa toog fu mu wax man pour man sax leneen lay wax ndekete souci lay wax souci baaxul yàlla nañu yàlla dimbali musaluñu ci souci su ko defee nag léegi ñu jaar fa yonent bi daan jaar sallallahu alayhi wasallam mooy lu mu musa wax rek daan da wax ne li kulli daa'in dawaa'un li kulli daa'in dawaa'un maal boo gis ci kaw suuf rek am na lu koy saafara waaw loo gis muy feebar rek am na lu koy saafara maa ngi wax mbokk yi nag ne leen problème boo gis am na solution waaw ba mu des nag faux problème mënul am solution loolu yàgg na la leen ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na loo gis muy feebar am na lu koy faj kon mbokk yi war nañoo xalaat ci loolu xadis yonent boobu yonent nee na lu feebar boo gis am na lu koy faj waaw te léeg-léeg ñu ne y a des maladies incurables. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est des maladies que l'homme a créées. Moi, il me donne sànq comme les besoins qui ne sont pas nécessaires yi ñu créé benn góor yàlla wax na ko de mu ne man fekk maa ngi dund fas yéenoo maa ñaan yàlla lu mu mënal sama bopp déggal waxin la de ku yabu déglu bu baax loolu lu ma yàlla may ba noppi jox ma ko du ma ko ñaan parce que yàlla du defal kenn nit lu mu mën déedéet yow yaa ngi toog ni sa téléphone yi ngir nga naan yàlla jox ma sama téléphone yàlla yombalal ma sama téléphone bi nu mu ñëwee ci sama loxo loolu kenn du ko ñaan kon ñu nit lu yonent bi waxee ne loo gis muy feebar pathologie boo gis ci kaw suuf am na saafara attention te ñu ne y a des maladies incurables mooy loolu mooy junj mooy dëggal li ma doon wax sànq mooy sunu problème yi ñu créé sunu bopp sunu feebar yi nga xamante ni ñoo ko créé mooy conflit yi nga xamante ni ñoo ko créé dégg nga besoin yi nga xamante ni ñoo ko créé suñu bopp yàlla nañu yàlla boole dimbali su ko defee léegi nag dama wax ni ab jullit même stress bu ñëwee ci moom na def attention xam ni li ko war mooy mu nekk ci li mu war a nekk parce que ab jullit du nekkee ci li mu war a nekk il a des anti-stress naturels yoo xamante ni moo ngi ci lan moo ngi ci tudd yàlla pourquoi parce que ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub la paix des cœurs la tranquillité des cœurs bi indi la tranquillité dans la tête di joxe la tranquillité dans le corps bi indi la tranquillité dans la chambre la tranquillité dans le salon la tranquillité dans la cour familiale la tranquillité dans le quartier la tranquillité dans la commune dans la ville dans le pays dans le monde kooku moo ngi jóge ci tudd yàlla ñu ko wax huwa alladi anzala sakinata fi qulubi almuminina liyazdadu imanan maa imanihim walillahi junudu samawati wal ardi wa kana allahu aliman hakiman waaw jëf yaa ngoog yàlla nee na ñi am iman tey góorgóorlu ci seen liimaan di góorgóorlu yàlla mooy wàcce ci ñoom la tranquillité du cœur l'ataraxie la paix de l'âme benn mbokk mu baax wax kay xaaj Semu Ñang mag la ci xaaj Omar Ñang ndeysaan keroog dañoo daje fii ci gàmmu gi mu jógee Strasbourg je crois wala Toulouse ndeysaan wax ma wax ju daw yaram xam naa ni sax bàyyiwu ko xel fekk man wax jooju yëngal na ma waaw ndeysaan ñaari wax yu daw yaram la ma wax keroog waaw ñu waxtaan ci tarixa bi tuuti expliquer affaire mu ne ma sëriñ su dul woon dara tranquillité bi ngay am ci wird salatul fatih doy wird salatul fatih la tranquillité la paix intérieure le paradis intérieur que tu vis à l'intérieur de toi-même que tu n'échangerais avec rien au monde dara du mënoo ko wéccee kook lenn ci kaw suuf mu ne loolu rek xanaa loolu rek doy na sëkk mu ne bu nekkoon loolu rek Cheikh Tidiane il a réussi sa mission mooy salaatu fatiha bi ngay zikkar day dem ba adoucir sa cœur adoucir sa ruux may la une paix intérieure soo ameeg soo ñàkkee yam su seddeeg soo tàngee yam dara du la yëngal su gars yi di stressé di coow di wax fekk yow tu es zen tu es bien tu es content t'as pas besoin d'alcool t'as pas besoin de cigarette pour déstresser t'as pas besoin de drogue t'as pas besoin de filles t'as pas besoin de musique t'as pas besoin de musique léeg-léeg nga gars yi dégg ñu naan la musique adoucit les mœurs man leen yéen da ngeen di fo ban musique yéen kay le dhikr ngeen war a wax le dhikr le nom d'Allah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub
musique kañ dalay gën a dugal ci lu bon. Musique ban meur lay adoucir. Au contraire, quand tu écoutes du reggae, t'as envie de fumer un bon joint. yow loolu kañ adoucirul la daf laa gën a yëngal. Quand tu écoutes du raga, t'as envie de faire des musiba. Quand tu écoutes du slow, ça te rappelle les moments que tu veux oublier, les bons moments, les moments roses. Hein? Quand tu écoutes du mbalax, mais tu es mais da ngay mel ni ku yori rap. T'as envie de te défoncer, de tëb, de yuuxu, de doyadi, de ñàkk fayda. Mais loolu fan lay adoucir. Musique yëpp mën naa la indil lu mel ni rap, c'est la même chose. T'as envie de yuuxu, de dorer, de n'importe quoi. waxuma la nag ay kabolov ak ay xawma beneen ay funaanaak ay xawma lan ay film musique gu antillaise yi nu mu tuddati musique gu antillaise yi kooku moo ci gën a graaw xawma nuñ koy waxeetee fàtte naa ko sax ku ko xam na ko bind en commentaire. mooy la musique gu antillaise yi seen musique boobu ñuy fecc noonu tabarkalla waaw xawma nuñ koy waxeetee le zouk, c'est le zouk. Ok, c'est le zouk. Ok, yooyu adoucirul benn mœurs. Au contraire daf lay gën a pervertir, di la gën a yàq, di la gën a dugal ci lu bon, di la gën a pousser ci lu xaram. waaw donc loolu déedéet tudd yàlla mooy adoucir xol, mooy indi sakina, mooy indi tranquillité, mooy indi humilité, mooy indi dal, mooy indi jàmm, mooy indi xel mu dal, waaw mooy indi yaram. waaw léeg-léeg nga gis koo xamante ne dafa bëgg am yaram fekk du dara du tuddoon yàlla tuuti rek xel mi dal mu am yaram jaru muy lekk dara nga gis ku bëgg a jeex na tudd yàlla xel mi dal mu jeex mu perdre poids. Donc mu ngoog yooyu dafa nekk yoo xamante ni day apaiser nit, day indi jàmm. waaw léeg-léeg kii mën la demal ci rek jël turu yàlla ci kar tuuti nga gis ni ngay féexee ni ngay dalee. waaw loolu c'est très important, c'est important. loolu am ëpp naa sàggane. bi ci des mooy julli day adoucir, julli day dindi stress, day dindi souci, day dindi angoisse, day dindi mélancolie, day dindi njàqare, day dindi julli. Pourquoi? Parce que scientifiques français ils viennent de découvrir ce que le prophète nous avait enseigné depuis le 6e siècle sallallahu alayhi wa sallam, que le fait de poser son front sur terre plusieurs fois pendant la journée day dindi toutes les énergies négatives ci yow. day dindi sa énergie négative yépp ci yow. loolu mën leen attention, loolu y a une explication plus profonde que ça. mooy sujjuut la ñuy wax, mooy sujjuut nga jël sa jëbi teg ko ci Makka, jël sa bakken bi teg ko ci Madinatul Munawwara. affaire boobu la su ko defee attraction terrestre bi ñu doon wax amul. s'il y a pas l'attraction terrestre de attraction boobu mooy le corps du prophète bi tëdd ci biir suuf. loolu la de moo tax ñuy sujjoot, moo tax doo sujjootee lépp lu am ci njàqare ci sa biir xol ak sa biir yaram ak sa biir xel day ñëw ci sa jëbi. Le prophète, comme il est le médecin de toutes les générations et de toutes les civilisations et de tous les temps, moom moo am na système de curage, système d'absorption. ok, c'est le terme. Système d'absorption boo xamante ni doo jëlee sa jëb yi teg ko ci suuf, système boobu mooy absorber lépp luy njàqare ak tristesse ci yow. moo tax gis nga ñun julli dafa dis ci ñun. dafa am benn mbokk keroog maa ngi koy wax fii, dafa ma ñëw daanaka wooma ma dem ñuy waxtaan, mu daanaka xaw na jooy. ma ne ko luy sa problème? mu ne ma sam problème mooy man mënuma concentré wu ci julli. ma ne ko pourtant loolu yomba saafara la. mu ne ma non, ça fait 8 ans j'ai ce problème. Comment tu peux? ma ne ko je peux régler ça en une phrase. dafa jaaxle, pour moom sax affaire baatin la. ma ne ko déedéet, ma ne ko say paradigme yi nga jàppee julli moom ngay changer ko. mu ne ma comment? ma ne ko da ngaa jàpp julli comme une charge, comme un fardeau. ma ne ko noonu nga ko jàppee? mu ne ma effectivement. ma ne ko nag da nga ko war a jàppee comme une rencontre avec ton créateur. ma ne ko waa sawaay, soo waree am rendez-vous ak ka nga bëgg mu bëgg la, waay sawaay, soo toogay ay at gisoo sa soxna nga war a dajeek moom, waay sawaay,
soo waree dem léegi pour signer ji contrat boo xamante ni c'est des centaines de millions sa waay soo waree dem léegi ñu woo la téléphone ne la ñëwal léegi poste bi nga doon wut CDI dañ la koy defal sa waay yëg-yëg boobu ngay am sooy dem di signer ji sooy dem di retirer ji sa xaalis sooy dem di jëli ji sooy dem di daje ka nga bëgg ka nga sopp waaye sëñ bi multiplier loolu par 100 milliards de millions et de milliards de millions et de millions de milliards et de multimilliards ak ay années-lumière loolu c'est même pas comparable à ci rencontre bi ngay am ak sa borom muy Allahu tabaraka wa taala. Donc il faut faire attention avec ça julli fekk yaa ngi koy jàppee charge sëñ bi li nga bëgg doo ko am jàppee ko comme une rencontre avec Allahu tabaraka wa taala daje nañu nee na lépp baax na ndeysaan xoolal une phrase ma ne ko en une phrase je te soigne à partir de la thérapie du prophète Seydina Muhammad ci pharmacien lay tibbee saafara la rapidement waaw ma ngoog kon julli ñu bàyyi ko xel julli day dindi njàqare ñun duñ déggee noddu dañuy tiit ay nañ julli génn ci rek waaye nañ julli génn ci pour lan yonent bi moom daraan wax arihna biha ya Bilal su gisaan saxaaba yi mel ni ku nekk ci njàqare kenn ku nekk tëdd mel ni ku découragé noonu lu mu daan wax Bilal noddal su Bilal noddee nga gis ñëpp daal di wér kon julli day saafara waaw kay yàlla nee na wa innaha la kabiratun ay la thaqilatun illa ala alxaashiin alladina yadunnuuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi rajiun mooy li ma doon wax sànq c'est une rencontre avec Allah c'est pas une charge ok loolu mooy affaire bi li ci des nag mooy góorgóorlu ci di zikar lu mel ni laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin kooku dafa baax ci njàqare ma ngoog lu mel ni wird salatul fatihi gis nga astaghfirullah salatu ala nabi la ilaha illallah gis nga c'est panaché boobu loolu ñu concocté noonu yonent bi concocté ko jox ko Cheikh Tijani ne ko taalibi ku ñëw jox ko soo ko joxee du ko zikkare du yàggee tuuti rek nga gis mu dal nekk nit wàcc ma ngoog sànq dama fàtte woon ñaari wax yi ma xaaj Semu Ñang wax ndeysaan yàlla ko yàlla fay yiw dafa ma wax ne ma sëriñ dal gi ngay am rek ci wérdu wi doy na sëkk ndeysaan bi ci des mu jël weccitam jël billet jox ma ko ne ma xeeb naa ko njegeen xeeb naa ko addiye taalibe la waaw ndeysaan sama yaram daw wallahi sama yaram daw mu fàttali ma keroog ba ma demee njuuxaan yàggul ren jii nii ma gis benn xale ci biir mbooloo mi ndeysaan wallahi keroog sama yaram daw na waaw am na vidéo sax Haj Maxtar publié woon na ko ndeysaan xale baa ngi topp kii rek fu ma kii rek mu topp ma di ma xool rek ndeysaan ndekete cofeel rek la waaw ndeysaan léegi mu bàyyi nag ba sama oto bi di waaj a dem daa bàyyi taal ñu daw tuuti rek mu topp oto bi nag ndeysaan topp ko waaw ñu gis ko wàññi oto bi mu daal di daw ñëw ndeysaan daal di jël pièce su xaalis teg ko sama loxo ndeysaan waaw pièce su xaalis mu teg ko sama loxo daal di kontaan waaw daanaka xaw naa jooy daal di bëgg ci jox googu ma jox weccitam woowu daal di ma xool ko won ko ne ko ma nit kontaan naa mu daal di may xool kontaan daal di daw nga xam ne fi ne nii pour moom li mu bëggoon yëpp am na ko waaye man it keroog dama ne leen xaalis bii pièces yi ma jox pièces xaw ma ñaata yi ma jox wallahi moo ma gënal milliard bu ma nit jox parce que ça vient du cœur donc Haj Semu maa ngi lay ñaanal yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla barkeel sa yëngatu loolu noonu yal na nekk ay milliers et des milliers d'euros incha allahu taala ndax la nga ca fas yéene ko ca wax nga ma ko yàlla dégg na ko yonent dégg na ko Cheikh Tidiane dégg na ko Cheikh Omar dégg na ko Mame Alhaji dégg na ko yal na yàlla barkeel kon mbokk yi loolu rek la ñu amoon pour wax ko ci ñu góorgóorlu ci wàllu njàqare ak tristesse ñu ñaan maa ngi leen di dénk ngeen liir suratul anbiya foofu di ngeen gis yonent yi ni leen yàlla dimbale te ñun duñu dara kon ñun ñoo gën a soxla ndimbal liir leen suratul anbiya xool leen ko wa zannuuni wazkur fil kitaabi yooyu xool leen ko bi ci des tamit képp ku nekk ci njàqare maa ngi leen di dénk benn saar mbokk yi mooy suratu Yuusuf
ku nekk ci njàqare nekk ci tristesse mélancolie problème yi wër la na nga takkoo ak suratu Yuusuf saar wu doy waar la am na mbóot mu nekk ci biir ku ko yàgg jàng yàlla dina la tàggaleeg say njàqare yépp ci àdduna ak ci àlaxira wax naa leen ko léegi di fonk laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin nañ ko fonk kooku lu am solo la même bu dee 41 fois par jour la kooku dafay wàññi njàqare ku koy jàng yàlla da lay suturaal ci àdduna ak ci àlaxira bi ci des ñu fonk alam nashrah même bu dee juróom-ñaari yoon la suba ak ngoon ku mën di ko def 70 fois kooku mbootu alxaaji Muhammad Njegen la moo ñu ko jox waaw moo ñu ko jox yéen ñëpp ku ko dégg rek am nga ci ndigal incha allahu taala juróom-ñaar suba wala juróom-ñaar ngoon ku mën def 70 nag fa tabarakallahu yooyu yëpp dafay mbir yoo xamante ni day dimbali nit ki ci digganteem ak boromam ngir tabarakallahu koo gis problème wër ko rek digganteem ak boromam moo yàqu ku sa digganteeg nit ñi yàqu sa digganteeg sa borom moo yàqu ku sa digganteeg sa bopp moo yàqu sa digganteeg sa borom moo yàqu loolu nag day réparer di corriger di defar diggante nit ki ak boromam su ko defee yooyu maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp ñu bàyyi ko xel bu baax am na yeneen i mbóot ak yeneen secret yoo xamante ni incha allah du ñu yàlla dimbalee dinañ ko mën a séddoo ak yéen ngir fitna yi ak xat-xat yëpp mën a wàññeeku bu baax a baax ndax fi mu ne nii vraiment c'est des moments charnières c'est des moments très difficiles très chargés yu metti mooy am njàqare yi day bari tristesse yi dafay bari waaye nag ko ànd ak yàlla moom sa léppay baax Haj Omar Doukaara. salaamaaleykum. waaw bismillah ñëpp a ngi lay déglu kon incha allah tey yow la ñuy bàyyi nga def sa participation ci waxtaan wi su ko defee nag incha allah comme ni ma ko waxee bu subaa ñu dalal suñu mbokk Mouhamed Abbas Sall Tijani tabarakallahu ngir moom it mu def participation kon ci suñu Omar yow la ñëpp déglu en quelques minutes rek incha allahu taala bismillah tafaddal. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. bu baax a baax. rafetlu waat encore une fois si invitation bi. mbégte bu baax partage plateforme bi ak jullit yëpp nga xamante ni ñoo ngi lay déglu. di déglu bu baax si kàddu yi nga xamante ni ñoo ngi koy waaj di yëkkati. di toroxlu si kanamu borom bu baax a baax ndax ñun amuñu xam-xam xamul mënuñu. bu dul dinu teralee addu yi rek ngir ñu mën a contribuer waaye aussi di si mën a far suñuy bàkkaar di si mën a far suñuy ñaawteef ak suñuy def yàlla nañu yàlla suturaal. amiin yaa rabbi. alhamdulilahi rabbil alamin kon tey ñu abordé benn sujet boo xamante ni bu am solo la loolu puisque stress moom dafay doon loo xamante ni mën na freiner doomu aadama bi ci lu bëri dafa doon benn élément bu ndaw ci biir nit lu ndaw ci biir nit loo xamante ni bët du ko gis loxo du ko daj mais ay sentiment la yoo xamante ni mooy nekk si doomu aadama te bu demee ba dominer ba rek day doon loo xamante ni musiba lay indi ci moom. kon bu njëkk bi mooy il faut comprendre aussi stress ak yan façon stress moo am na stress boo xamante ni moom ni wax bon stress wala mauvais stress bu ñu ñëwee indiwee si muy toujours on a tendance à si boo amee stress bon stress nga nekk si au niveau du match da ngay firi da ngay nekk da ngay am décharge boo xamante ni bu lu bu newoon ci yow ngay def loolu nag la moo koy occasionné c'est parce que tu as accompli des choses acquises et des fardeaux nga franchir ko ba yàlla suñu borom dimbali la ba loolu noonu doonoon lu si yow tegee ko si yow muy bon stress nga nekk en bonne humeur nga am la paix du cœur l'attraction comme ñu ngi ko doon yee sànq. loolu boo jëlee adopté ko si diine
war a mën a may lenn moo la ko mën a may lu dul nga def lu la yàlla digal bàyyi lu la yàlla tere toujours booy loolu yow sa xol toujours yaa ngi am adresse yaa ngi toujours yaa ngi am paix de l'âme yaa ngi mi ngi ci yow na koy avance mooy yow doomu aadama yow jullit bi yow mii jullit bi yàlla wax na la lii laa la sant soxloo ma si yow dara lu dul bés bu nekk 5 prières par jour yoo xamante ni teg naa la ko. loolu du doon loo xamante moom laa la sos te sax boobu noonu avantage la puisque c'est une rencontre avec mon Seigneur. yaa ngi ko doon élaborer sànq. ndax mutuelle boo xamante ne à chaque jour mi ngi yow xam nga ne mi ngi sa bopp mi ngi ànd da nga war a jàkkaarloo suñu bopp subhanahu wa taala ngir mën a am benn communion entre bon loolu noonu boo ko xamee nga respecté ko te méttiwul puisque il te demande que dans 24 heures dans 24 heures il te demande que 25 minutes au minimum 25 minutes au minimum 25 minutes puisque chaque prière waaw mu ngi si def 5 minutes bu fekkee ne da ngaa yaakaar donc loolu c'est le minimum donc c'est pas beaucoup donc doo ko respecté bon doo nekk di stressé wu yu bëri di soucié wu di wax j'ai pas fait mes prières juste qu'il a fait beaucoup de temps à l'immédiat si tu n'as pas des contraintes donc beneen partie bi mooy di faire des zikr yooyu moo lay tax yow sa xol di mën di atténuer di mën atteindre yenn choses yoo xamante ne ak sa physique mun fa dem mais zikr yooyu moo lay activer nga mën a yegg foofu noonu puisque ndax Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ci ndigal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di nu may daal di nu yombalal loolu moo xamante ni ngir mën a def prière yooyu noonu say 5 prières yooyu noonu mu wàcceel ko si dugal suñu borom subhanahu wa taala ba si Seydina Jibril ba Yonent bi ba Cheikh na Ahmed Tidiane indi mu wérdu Tidiane nga xamante ni wérdu Tidiane il est compatible avec les 5 prières puisqu'on ne peut pas faire le wérdu Tidiane sans les 5 prières loolu dafay tax yow doomu aadama bi nga xam bu baax nooy jëflante ak suñu borom avec les 5 prières mais ce sont les zikr qui te permettent de faire ça de te faciliter du moins de faciliter les 5 prières parce que day may sa xol ubbeeku yaatu nga mën ko di ko jëfee à chaque fois kon alhamdulilahi rabbil alamin leneen aussi am na mooy aussi stress bi c'est deux choses bu ñu ngi si ñoom si bon stress ba tey c'est deux choses am na stress yoo xamante ni bon sa mentalité sa moral lay ibbi wala sa physique lay dooleel ça veut dire que yaa ngi si biir kër yow sa physique boobu noonu bu muy defar moo lay may nga dem jàkk di julli ci moo lay may nga soosa daal dem jàkk di julli fa wala xadar si jumaat puisque sa moral préparé na loolu ba pare sa moral bi ak kër bi ak physique ñooy def symbiose boo xamante ni yow tu seras toujours à l'heure kon alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu ñëwee si beneen pàcc bi mooy le mauvais stress donc yaa ngi si yàlla musal puisque même bu fekkee ni si wàllum l'islam nga jël ko juste si wàllum nit ki stress ak sa entourage lu mu la mën a indil puisque mën na la tax nga nekk si ignorance ndax doo ko xam nga toog ni nit ñi il te plaît pas wala wala nit ñi duñ la beddi c'est te du loolu parce que sa stress moo lay wax loolu moo lay c'est juste comme benn dan laa koy expliquer comme benn jaabu bu nekk si yow dafay lëndëmal sa bët lëndëmal sa xel ci toute la jamono des bonnes réflexions yoo xamante ni ça te permettre
yow nga avance mais juste de les reculer boo xoolee si plan sur le plan professionnel stress daf lay gàllankoor lu bëri physiquement et mentalement. Physiquement, mentalement du moins, ça ne te permet pas de développer tes capacités intellectuelles. Physiquement, ça ne te permet de ça réduit tes activités. Parce que toujours il y a un souci ou c'est bien une chose à qui tu n'as pas encore accompli. Donc, l'autre muscle, je pense professionnel. Moi, à chaque fois, pour lutter contre ce mauvais stress, il faut que tu aies tu sois ordonné, tu sois ponctuel, tu sois assidu à ce que yow ci li nga nekk parce que ça te permet à chaque fois yow da ngay seen vous voyez donc si le plan professionnel loolu dafay am solo moo tax à chaque fois on dit aussi il faut préparer le lendemain préparer sa journée de lendemain sa journée de lendemain mooy suba damay xëy lan laa war a def lii et tout ça te permet yow doo encombré wu da ngay libéré wu loolu bu ñu ko jëlee indi ko si islam ça nous permet de nous ouvrir d'autres angles si bu fekkee ne yow si ce plan comment dirais-je professionnel il faut que je sois ordonné, il faut que je sois assidu, il faut que je sois ponctuel. Donc adopter sur le plan religion, dafay faciliter beaucoup de choses. Ordonner à quoi sur le plan religieux? Ordonner à ce que nga xam ne yow man war naa def benn plan de telle sorte que waxtu julli bu tee man du ma am stress di xaar mais damay dem au droit dem julli samay waxtu. Il n'y a pas de contraintes assez majeures si loolu xamante ni mooy julli parce que des fois am na contrainte yoo xamante ni du tax doo mën a bàyyi sa liggéey wala genre yooyu dem julli parce que suma juum sama xam-xam yeggu fa dans l'islam duñ la koy wax ni même sa kilifa bu la defee benn liggéey boo xamante ni dafa yàgg julli bi il faut nga accomplir que après nga dem julli ji je sais pas si après bi ñu c'est éclaircissement je sais pas si c'est ça ou pas mais ko déggee bon bu fekkee ni ñu poursuivre suñu logique mooy soo ordonné da lay may nga mën a def lu nga war a def. Parce que ça te permet de rencontre de être à l'heure à chaque fois say prière nga koy mën a respecter nga xamante ne am benn angoisse avec toi-même avec Dieu avec les gens qui partagent vraiment la vie donc ñu ngi si le plan physique ça te permet aussi da ngay comme ça que nu ko waxee woon fële puisque joxe naa woon sànq solution bi mooy ñëwaat fi day tax toujours nga daal di mën a di réaliser des choses à qui say limites sax da ngay franchir da ngay dépasser say c'était plus bon que ça. Mais bon, c'est avec les explications, il y a des fuites de mémoire. Voilà. Mais baax na yéene bi rek doon na sëkk ak participation bi. waaw comme ni ma koy waxee rek affaire bi échange la ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñun ñëpp moo tax léeg-léeg rek moo nga ku ci pare rek ñu mën a ci dugg barkeelu incha allah moo tax bu subaa sax war nañoo dalal bu baax sëñ Mouhamed Abbas Sall incha allah ngir mu def participation moom aussi ci thème yi ñu fi traité yëpp incha allahu taala ça nous donne l'occasion aussi d'étudier encore d'autres notions ci yu bëri incha allah jazakumullahu xayran Hadj Omar jërëjëf Doucara jërëjëf jazakumullahu xayran yàlla na yàlla fay la yow. baax di sant bu baax a baax di la ñaanal yàlla suñu borom wàccaale fii ba si kanam ak kanam émission bi nga xamante ni yaa ngi koy taxaw di ko def sans dara yàlla kese yàlla la yàlla jàpp bu baax a baax yàlla gën la dooleel gën la taxaw gën la may xam-xam ba nga mën di ñëw leeral bu baax incha allah. jërëjëf Doucara jazakumullahu xayran nuyul ma njaboot gi yëpp ak mbokk yi incha allahu taala. ok jërëjëf
ok kon mbokk yi dégg ngeen intervention Hadj Omar Doucar macha allahu taala dégg ngeen yi mu wax yëpp ci wàllu stress ak fi mu war a mën a yóbbu nit ak yëpp donc ñun ñëpp ñu góorgóorlu ci rek tabarakallahu soo donc bokk na ci yi nga xamante ni maa ngi koy dénk mbokk yi mooy suratul kahfi ajjuma bu jot moo di ko jàng baax na ndax doo koy jàng day tax yàlla leeral sa ajjuma bi ba ajjuma bee da koy leeral waaw day leeral sa xel leeral sa xol leeral sa jëmm leeral sa lépp ba dara lu bon du mën a yegg si ci yow suratul kahfi soo ko mënee jàng ko soo ko mëntee jàng tamit fexeel wut ko di ko déglu c'est important suratul kahfi waaw loolu ñu bàyyi ko xel bu baax bi ci des tamit mooy fa tabarakallahu surtout Yaasin aussi dafa baax ci xol day adoucir xol surtout Yaasin waaw mu ngoog fo bala ngay tëdd nga jàng ko au moins benn yoon nga koy déglu di ko jàng kooku dafa am solo ndax mbóot mi nekk ci biir foofu waaw mooy salaamun qawlan min rabbin rahim dafa am solo mbóot mu réy nga foofu waaw yooyu yëpp dama leen koy wax rek ngir ñu bañ di recourir ci yenn affaires yi am na ñoo xamante ne duñ jaaxle dañuy jël ay drogue dañuy jël kii moom la yaakaar naa Gustave Flaubert moom la daan wooye les moyens d'évasion waaw les moyens d'évasion waaw te loolu baaxul bu dee drogue nga jël su drogue bi jeexee problème yi di kat bu dee sàngara la su mandi gi jeexee problème yi di kat dégg nga bu dee ab looy tux la tamit c'est la même chose bu dee sexe la soo paree tamit pour les problèmes reviennent waaw donc nag il faut opter pour des solutions à longue durée des solutions qui sont vraiment intéressantes importantes avec des résultats intéressants te loolu kenn mënu ko jëlee fudul ci yàlla mooy moom borom bi tabaraka wa taala moom mi façonné xel soo gisee soo jàng xisbul baxri sax di nga gis ne lii di souci ñoo ngi koy nasaluka al ismata fi l xarakaati wa sakanaati wal kalimaati wal iradaati wal xataraati min ashukuki wa zununi déggal lu mu ca teg wal awhaami assaatirati lil qulubi an mutalaati al guyub waaw faqad ibtuliya al muminuuna wa zilzilu zilzaalan shadiidan wa iz yaqulu al munaafiquuna walladina fi qulubihim maradun maa wa'adana allahu wa rasuluhu illa ghururan fa thabbitna gis nga fa thabbitna lay ñaan yàlla fa thabbitna donc il faut que nit ki am sax am dëgër bañ lu ñëw rek ramas ko yóbbu lu ñëw taxañ ko yóbbu yooyu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax macha allah yàlla nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp zahiran wa batinan ñu jàppat ci alquran ndax alquran moom mooy saafara jaami wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil muminin loolu ñun ñëpp xam nañ ko jàng nañ ko kon ñu bàyyi ko xel bu baax jàpp ci alquran di déglu alquran di jàng alquran jël suñuy kurus di tudd yàlla di zikkar di jege nit ñu baax ñi yooyu yëpp dafay fóot dafay adoucir nit xamoo lool loola jafe rek demal ànd ak ñu koy def waaw ngay seet nit ñu baax nit ñu posé nit ñu dal nga leen di fréquenter waaw di bañ a fréquenter ñoo xamante ne ay waxi caaxaan waxi football waxi ay lamb ay waxi mongoog ay théâtre waxi jàmbur waaw yooyu kese waaw di toog ak ñu dal ñuy posé ñoo xamante ni quand tu es avec eux mooy li ma daan wax ne sama gaa yu baax yooyu sama gaa yu baax yi ku leen dégg namm leen ku leen namm bëgg leen a gis ku leen bëgg a gis soo leen gisee da nga leen di sopp doo leen soppee da nga leen di bëgg a jege soo leen jegee dootoo bëgg a tàggalikoo ak ñoom waaw gaa yaa ngoog ñooñu ñoo jëra wër ñooñu ñoo jara àndal Cheikh na Ahmad Tijaani nee na maa aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha waaw kooku xam naa ne bu subaa sax moom la ñuy def laytaayu waxtaan wi maa aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha kenn texewul lu dul di ñi ànd ak ñi texe ku ànd ak ku texe ku ànd ak ñeneen leneen dal la waaw kon yàlla nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp yàlla nañu yàlla boole sutura tabarakallahu Haj Omar moo ngi koy bind di ko bindaat boobu ba tey ku am problème sa digganteeg sa bopp ba nga am ko sa digganteeg say moromi jaam daf fekk sa digganteeg sa borom normalul waaye du bu sa digganteeg sa borom du normal lépp normal yàlla nañu yàlla boole dimbali ñoo ngi ñaan yàlla mu damm yëpp mu jàngal ñu ko mu jàng waaw na ko réparé
waaw nañu suñu digganteeg moom njuumte yi ci wax ci jëf ci pas-pas na ko jàng suñu digganteeg yonent bi njuumte yi ci am yëpp na ko jàng suñu digganteeg suñu kilifa na ko jàng suñu digganteeg suñu ay moromi jaam na ko jàng suñu digganteeg suñu bopp na ko jàng yàlla daal xam na lépp li manqué doye di yëpp xam na ko manqué yëpp moom yàlla xam na ko yàlla na yàlla corriger lépp bis ni tey daal kenn ku ci nekk ci ñun yàlla na yëg un renouveau une renaissance waaw dans toute sa vie waaw kenn ku ci nekk ci ñun yàlla na yëg ak changement waaw yàlla na yàlla indi jàmm ci xolam indi ko ci xelam indi ko ci yaramam indi ko ci cëram ñi feebar yàlla saafara leen ñi jàq yàlla dindi seeni njàqare ñi nekk ci kaso yi yàlla dimbal leen ba ñu génn ñi nekk ci ay problème yàlla génne leen ci ñi amul doom yàlla may leen ko ñi amul jëkkër yàlla may leen ko ñi amul soxna yàlla may leen ko kenn ku nekk li ngay wut yàlla teg ko sa loxo li nga ragal yàlla boo ko gis fii ci àdduna ak ci àllaaxira bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah yaa ngeen jëf ma ngo gaa yi Hadj Racine jërëjëf ci taxawaay bi yaa Thierno Omar ak mbokk taalibe yëpp yaa ngeen jëf yàlla na yàlla fay leen yow jërë ngeen jëf